gaawu ñetti fan yi ndeyu koor atum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay mbokk yi dal leen ak jàmm si xibaar yi njolloor gi li ci gën a fas si njiitu réew mi Macky Sall danañu koy samp si fanweer ak juróomeelu ndajem mbootaay yu réew yi Afrique yi foofee sa Addis Abeba ci boppub mbootaay googi nga xamante ne bii moo di Union africaine réewum Sénégal di ko jiite atum yàlla diggante atum 2022 bi jàpp atum 2023 jamono joojee askanu Laayeen yëpp di waajal li nga xam ne nag moo di li nga xam ne moo di appel ba téeméer ak ñeent fukk ak ñaareel bi yoon ñu koy amal nag diggante ñeenti fan ak juróomi fan si weeru mars nañu dellusiwaat nag su lu mu gën a yaatu si li nga xam ne moo di jikko yeeg liñ ko war a gën a sàmmi si taxawaay bi nga xam te ne bii seetlu nañu ko si atum ren ak soppikeek jikko yi nga xam ne gis nañ ko ci article de la semaine ni ki gaaw gu joti dinañu ànd ak Mamadou Dieng ñu del siwaat si li nga xam te ne bi moo di jongante yeeg waaye tamit ñi nga xam ne ñoo di ñooñu daara nga xam ne tàmbali nañ di fës bu baax a baax si li nga xam ne moo di langu politique gi waaye tamit di fës si bërëbu tasukaayu xibaar yi dafa mel ni jamono ji seen jamono la gëstu bu yaatu boo xam ne daan na koy def moom Mamadou Madiakhé Ndiaye dinañ ko daal di teewlu si njeextalu xibaar yi ginnaaw bi nga xamante ni bi nag def nañu gëstu boobu dinañu wëlbatiku si léegi li yëglekaay yi xëy fësal tey si gaawu gi dëppook juróomi fan si weeru février atum 2022 ànd si ak asantoom mbokk yi li mooy li gën a fës si biir jotaayu xibaar nees gis ñu def si faram fàcc. njiitu càmm gi di président Macky Sall jot na ci loxo yi ki nga xamante ne bii moom la wuutu si boppu mbootaay yu dëndu Afrique di Félix Tshisekedi li nga xam ne moo di leere bay daal di mandargal li nga xamante ne bii moo di googule mbootaay yi nga xam ne nag njiitu réew mi samp nañ ko sa bopp muy daal di jiite kuréel googe nga xamante ni bii moo daal di ëmb ay dëkk yu bootu si Afrique di mbootaay yu Afrique yi Union africaine di loo xam ne da ko war a jiite diggante at mi nga xam ne moom ñu nekk 2022 jàpp 2023 atum yàlla moo xam ne réewum Sénégal mooy nekk si boppu Afrique ngir jiite ko ab jubluwaayam nag bokk na ci taxawu li nga xamante ne bii moo di jafe-jafe yi ñuy am si wàllum comme taxawu wàllum alam gi waaye tamit li gën a fas ay kàddoom bokk na ci wàllum kaaraange ay kàddoom ñu teel ko. Nos défis restent nombreux et pressants. défi yi bëri na loolu teg ci jàmp bokk na ci wàllum jàmm ak kaaraange gouvernement yi nga xamante ni dañ koy soppi te méngoowut ak ndeyu chartu réew yi jëm itam ci sàmm alam gi wàllum yaram ak suqaliku ci wàllum koom ak lépp li nga xamante ni ànd na ak moom bu ñu waxee wàllum kaaraange gi daf ñuy fàttalil suñu warugar jëm ci xeex li nga xamante ni moo di terrorisme xool itam nan la ñoo indaalee dal diggante ñi nga xamante ni ñoo bokk Union africaine wante it indi dal ci ku ne sa biir réew mënuñu itam gëmm suñuy gët ci ñi nga xamante ni ñoo ñàkk seen bakkan ñii ñu gàddaayloo leen ay daara ñu tëj leen ak dal jàmm gu ñu nemmeeku woon ci dëkk yooyu nga xamante ni léegi daanax saaya li xel mën a nangu jamono ji moo ñu teg gànnaay yi ngir waxtaan ndax lépp luy coow biiri Afrique coow yooyu du def lu dul duñu tardeel ci suqaliku bu ñu namm maa ngi leen di woo yéen ñëpp ngir ñu xalaat yi ngir ñu mën a dund kon ñun ñëpp ci jàmm lépp nag ngir gën a jox bopp mbir nga xamante ni moo jàmp jamono ji. Mieux nous consacrer aux autres urgences qui nous préoccupent. njiitu réew mi kon jënd ileeram waaye nag toolub Afrique bi ñax yi saxayaay yim si war a bay bokkul rek si ñàkk kaaraange waaye tamit bokk na ci foqati ngóor yi nga xamante ni bii bëri na lool loolu lay di jàngatub saabalkat bi nga xamante ni bii moo njiital ko Mamadou Thior li mu jàpp moo di li nga xam ne moo di sous-région bi coup d'état yu bëri yi njiitu réew mi te war naa nekk loo xam ne aw laaj ci la war a doon si sasam ay kàddoom ñu teewlu ko si jokkoom ak Pape Ibrahima Ndiaye. njiitu réew Macky Sall dafa toogee ko ci Afrique sowu jant foo xam ne at yi ñu weesu wala weer yi ñu weesu ay daanaka coup d'état yi dafa xarnaas ko loolu foog mu càmbar ko xool lan moo ko indi parce que loolu du neen te loolu problème de gouvernance la c'est-à-dire est-ce que nit ñi luñ leen fale ba pare mate nañ li ñu doon parce que loolu aussi ak problème troisième mandat yi nga xam ne indi na coow li donc loolu di loo xam ne faw mu xool lan moo ko indi parce que loolu loo mën di wax CEDEAO doon na mbootaay boo xam ne su boo ko méngale ak yeneen mbootaay yi bu am solo la boo xam ne
li ko firndeel sax mooy carte d'identité CEDEAO bi nga xam ne ñun waa Sénégal am nañ donc ci wàllu woowu faw mu xar ci tànku tubéyam xool ci wàllu gouvernance lan lañ ci mën a def ba gën a méngoo ak jamono parce que tey boo jiitee réew boo xam ne ndaw ñi ñoo ci ëpp ndaw ñi c'est dañuy yeewu duñ la bàyyi nga def loo xam ne peut-être lu la neex loolu faw mu bàyyi ci xel bu baax a Union africaine li koy gën a ŋàññee mooy que ne du Union africaine des peuples maanaam du askan bi moo tax ñu jóg te loolu firnde bi mooy que ne boo xoolee am na parlement maanaam genre assemblée nationale bu Union africaine bi ñuy wax ak yow amul président daanaka amul benn doole assemblée boobu te loolu foofu la askan bi di wone seen bopp parce que pencu ndaw réew mi la ñu wax te pencu boobu doxul daanaka te loolu dañ ko war a jox gëdd bi war wàllu extrémisme bi parce que loolu sax ci gouvernance la bokk boo xoolee li xew ci Mali ak li xew Burkina ñuy def coup d'état jëlee fa Ibrahima Boubacar Keïta ak Roch-Marc Christian Kaboré parce que dañu ne fal yaakaaroon ci ñoom ne bu ñu ñëwee ci mbir moomu dinañ ci xar seen tànku tubéy ñu nemmeeku ne def nañ daanaka kii juróom-benn at kii juróom-ñaari at mel ni ñu tële te li ma doon wax sànq boo jiitee moo xam ne ndaw ñoo ci nekk ndaw yoo xam ne dañoo yàqamti bu dee yow dafa mel ni kàkkataar nga mel boo moytuwul dañu teggi teg la fële comme ni ñu ko defee ñaar ñoo réewum Sénégal ci wàllum politique génn nañ ci li nga xam ne moo di palum gox yi waaye nag am na foo xam ne ba nii pënd ba wureegu fa si wàllum coow goo xam te ne bi judd na ci mel ni li nga xam ne moo di Thiès waa ñi nga xam ne ñoo di coalition ànd siggil Thiès ñu ngay wéy nag di ñaawlu ba léegi ay résultats yoo xam ne tukkee na ci yenn centre de vote yi ñu jàpp ne jaaduwul waral nag ñu kalaame ji ko ci kanamu yoon bu ñu sukkandikoo seen i layokat kalaame googee nag xal seen ñu daal di niilal yenn bureau de vote yoo xam te ne bi jàpp nañu ne dafa daal di tëddeewul yoon di ndaje xam ne daan nañ koy seq ginnaaw bi nga xam ne amal nañu kalaame googe ñu del siwaat ci Isidro Alexandre Sène benn ayu bés ginnaaw bi ñu génnee résultat nëgëndiku yi tukkee ci li nga xam ne moo di mbañ gàcce yi ci élection municipale ak départementale yi pulu avocat coalition And Siggil Thiès def nañu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ngir indi ay leeral ci recours bi nga xam ne de jot nañ ko déposé ngir ñu annuler vote bi ci centre Kabassal nekk ci commune bu Thiès Est ci quartier bi di R100. loi bi wax ne bureau de vote 8 heures lay ubbi tëj 18 heures loolu c'est clair mais principe la d'accord principe la mën nañ ko proroger préfet bi gouverneur wala sous-préfet mën na yokk bureau de vote yi pour dimbale électeurs yi ñu voter normalement mais attention c'est important li may wax mais boobu day fekk préfet bi génne benn arrêté préfectoral ba pare ñu affiche ko ci buntu bureau de vote bi yi nga xam ne sunu recours foofu la porté amu fa te lu may wax ni inventé wuñu ko amuñu notification préfet ñoo ko defal seen bopp teg ko wéeruñu ko fenn def fa lu leen neex façon tapale bu leen neex. du centre de vote Kabassal rek moom moo am lii di irrégularité. jour scrutin bi 18 heures passé mais ku nekk xamoon na ne Ablaye Dièye moo gagné booba nag ça se comprend booba ngeen démobiliser wu def seen caravane di wane ne yéen a gagné loolu moom seen affaire la politicien noonu la ñoom ñu profité ci loolu def jëf ji ñaaw ji may wax ñu def ko foofu lañ fondé sunu recours foofu lañ ko teg ci lu leer. mu yëkkati benn kayit bi nga xam ne ab constat huissier de justice la. inventuñ ko huissier de justice moo ko constaté procès verbal d'huissier de justice baa ngi nii sama loxo huissier de justice moo constaté ci procès verbaux bureau de vote yi la sukkandiku constaté ni ñuy yokkee bureau de vote yi. exemple boobu nga xam ne ça polarise à peu près ay 16 bureaux de vote. avocat yi la coalition And Siggil Thiès jàpp nañ ne ci cappaandawu recours bi nga xam ne de jot nañ ko déposé ci tribunal bi dinañ am ndam bu leer waaye laata loolee ñu ngay ñaan ñenn ñi ñu bàyyi waa justice ñu liggéey ci seen teeyu bàkkaan. Isidro Alexandre Sène jikko yu yàqu yi nga xamante ne bi seet nañ ko si jamono ji féete lu jëf ju bon ji nga xam ne gis nañ ko si ay ndaw waral nag askanu laa yéen ngeen yëkkati seen kàddu di sàkku ñi nga xamante ne bi ñoo di kilifa yi rawatina kilifa yi diine ñu gën a taxaw ñi nga xam ne ñoo di tuutànk yi gën a sàmmat li nga xam ne moo di jikko yi waaye tamit gën a aar ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi ba yàqute gi nga xam ne seet nañ ko si penc mi bañ leen daal di def ni sànqar goo xam ne mën naa yàq loo xamante ne bi ëllëgu réew mi da ciy gën daal di na sax gës bu ñaani sekk Alioune Sow ak Babacar Diop. bi lépp tam di ñëw ci jamono ji nga xam ni àdduna bi jaxasoo na am njàng ab yar képp mooy lu mën a muccal ndaw yi
muy gis-gisu Seydina Issa Laye di coordonnateur appel bu Seydina Limaamu Laay. nanu fexe ba defar nit ñi mais ci jaarale leen ci wàllu yar Seydina Limaamu mi ngi bi wala bi dafa wax bu am solo bu mu wax bu ngeen demee ci xutbaam da ngeen di dégg usikum bi la yàlla maa ngi leen dégg njaboot gi ba na mu teere ba mu ñëwaatee ci wàllu yar ku ne gis na la mu ci wax bis ñu wax ko. jàng nekk luy dimbali ndaw ba kenn du ko mën a fëkk def ñu duppee endoctrinement waral ku nekk war a jël ay responsabilité am ba tey ci ay kàddoom. ku ci nekk dafa war a jël responsabilité am ci nangamam balaa ñu lay këf li nga yor te loolu nag li la koy may nit ki na am diineem ba pare mais am ouverture kon li ñuy wax la sécurité intellectuelle bala ngay ñëw ci loolu nañu defar nit ñi ci seen bopp ba pare. coordonnateur appel bi mu ngi wax askan wi ñu takkoo liggéey. macha allah di biddanti kon gars yi li ko yor mooy ginnaaw ba ñu xalaatee suñuy xalaat rafet ñu nangoo nag produire liggéey pour mën a taxaw. ñaari at yi passé communauté Layène appel ci intimité familiale la ñu def ndax doomu jàngoro coronavirus bi waaye atum ren jii dina am mu nekk événement religieux bu am solo thème bi nekk le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. ñeenti fan ak juróomi fan ci weeru mars lañ koy amal di téeméer ak ñeent fukk ak ñaareelu appel Seydina Limaamu Laay al Mahdi di loo xamante ni bi nag ni mu ko junjee léegi dinañ daal di waxtaan ci lépp lu jëm ci feeteerlu waaye tamit sàmm li nga xam ne moo di jikko yi nekk loo xamante ni bi ay junni doomi aadama ñu jóge ci gox yi feccanti ko ngir mën koo fekk ci ñu del siwaat ci solo ci ak li nga xam ne moom la ñu jubloo ren boobu lee appel ak ki nga xamante ni bi moo di El Hadji Daouda Mbaye nga xam ne moom moo toftalu ci kuréel gi nga xamante ni bi moo di central bi nga xam ne moo boot ay groupement yu feccantikoo ci ahlu Laayeen ñu teewlay kàddoom ba léegi ak Aliou Sow. dëkkmal 142e édition appelu Seydina Limaamu Laay alayhi salaam comme ni ngeen ko xamee rek muy am les 4 et 5 mars 2022 diggante Cambérène Ngor ak Yoff wax ne thème central mooy nan lan yar di xeexe wala fekk lu jëm ci xaabaabal maanaam ak ëppal. day ndaje yoo xam ne dinañ ci ànd génn moo gën a feccantiku ak ñi nga xam ne ñoo ngi si wàllum diine waajtaay yi ba bis yooyee bis bi nga xamante ne bi it ñoo ngi koy wàcc ci wàllum diine di màggalu ko Poroxaan fukki fan ci weeru février bi nga xam ne moom la ñu nekk ca dëkk bu sell ba di Poroxaan ngir delloo njukkal fàttaliku soxna Jaara waajur Sëñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba groupe média it am si yéene taxawaay bu ñoo ngi waral nag ñu amal ay tànki ni ki démb sa dëkk bu sell ba Sëriñ Moussa Nawel dalal direction générale bi si fekk ak Adama Sarr ak Can Fay. màggaluk Poroxaan ay fan yu néew des ñu daal di ko amal délégation bu am solo bàyyeekoo ci kër yu yéenekaay bi di E-Media Invents si njiital directeur général am ñëw nag daal di amal li nga xamee ne moo di seeni ziara bi la ziara nag ñu ngi ko tàmbalee ci ki nga xamee ne day cofelam bëri na lool ci groupe E-Media Invents mu di Serigne Moussa Nawel. li waraloon ñëw bi fii nag ñu amal solo la ndax dañ fi fekk si suñu wëllëre suñu sëriñ suñu xarit muy sëñ Moussa Nawel te tamit yàlla def biñ fi ñëwee tamit ñu fekk ne xalif bi tamit fii la nekk kon nag muy sotti ci ak def ci la biñ ñëwee fii nag sëñ Moussa Nawel dalal ñu comme ni mu ko daan faral di defee muy Touba muy Diourbel muy Mbacké muy fii mosu ci soppi kanam au contraire kanam gi day gën di leer day gën di oyof bu ñuy dalal day wane na sax xat-xat pour fan ñu def ak fan la ñuy teg donc loolu tam mu jaraloon ñu jógee nag ci bésu ajuma ji ci bés bu tedd tamit yem ak jumaa ji ñu nuyonteeg moom saafonteeg moom mu dog waxtaan ji nee nañu dem julli ji jumaa ñun ñëpp ñu ànd dem foofu tamit peut-être bon mbàkki yu tedd yi busoobe yu tedd yi famille bi yëpp dalal ñu gàttanuñu teg ñu tamit ci sàppe yu njëkk yi saafonteeg Mamadou waxtaan ak moom ku ci nekk ndeysaan di wane mbëggeelam ak cofeelam ci groupe bi ci wane ko cofeelam ak mbëggeelam ci Mamadou. këru yéenekaay bi di E-Media Invents nag profité na ci ngir dellu si waat ci sumb yi nga xam ne day am na ko jëm ci yooni murit ku toll ni xalif bi ak dayo bi mu am mu yëkkati lu toll ni université de Touba mu ne peut-être bon dénk naa leen lépp lu jëm ci wàllu tasaare ko ginnaaw bi ngeen saytoo ba indi peut-être bon information documentée ci université bi ak projet bi te nga xam ne muy chantier bu njëkk
wala chantier bu gën a mag en tout cas ci donkaasi gi xalif bi biñ ko defee ba pare ñu won ko biñ ko wanaatee tamit am na benn comité bu doon organiser peut-être bon voilà gestion université de Touba bi ñooñu tamit ay kàngam yu mag ñoom ñëpp may sëñ Sam Bousso ay sëñ Ahmed Badawi ak ani ñooñam ak gàngoram ñooñu ñëpp ku ci nekk xool kii bi saytu ko ba pare nag ñu ne ñu nag bon léegi de yi fi yemb na kon nag dara waralu ñu noonu lu dul ñu sol suñu dàll fu sëñ bi mën a nekk nag ñu fekk foofu fii la ko yàlla mayee nag ñun tamit ñu ñëw seet si ko fii. Màggalug Porokhane nga xamee ne nag ñu ngi ko jàpp ci fukki fan ci weer wi ñu nekk dey fu nekk la taalibe yi di bàyyeekoo ngir rek ñëw delloo si njukkal ki nga xamee ne moo di Maam Jaara Buso nekk wajur Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba. Adama Sarr lépp luy tukkee ci màggal ko Porokhane googee di ngeen ko mën di topp jotaay yu gën a ràññeeku yi ci télévision bi rajo bi bés bi le jour ak yëglekaay bi nga xam ni moo di media.sn ñu daal di wax ci leneen di li nga xamante ni bi nag àdduna bi yëpp rawatina dendu Afrique ñu ngi koy xaar di finalu Coupe d'Afrique bi nga xamante ni bi ëllëg lay war a daal di dox diggante réewum Sénégal ak réewum Égypte jongante boo xamante ni bi nag wàllum koom moom it dox na ci ñi nga xamante ni bi moo di bërëbu jaaykaay lekk yi di restaurant yi ak yu ni mel ñoom it seeni bamba mu ngi ci marché bu baax ndax bu réew mi di jongante ñu bëree bëri ñooy teew ci bërëb yegg nañ ci sax ba ñu daal di mujj daal di soppi ni nga xam ne moo di seen doxalin ngir gën a mën a bégal seeni client waaye tamit yegg suqaliku ci gafaka gi nga xam ne moom mooy waral ñu ubbi gës bu ñaan seek Ami Diouf. ab tekk lañ nemeeku fii ci restaurant bi supporters yi di faral di ñëw ngir seetaan match yi ñoom nag def nañu seen programme ba noppi ngir waajal final bi war a am dimanche. supporters yi dañuy ñëw bu baax rawatina su fekkee nag Sénégal mooy joué moo tax sax li nga xam ne nag mooy suñu chiffre d'affaires xaalis bi dafay yokku te dimanche bi final bi dañoo préparé wu ngir def fi ay écran géant ñëpp mën a seetaan ci match bi ci biir restaurant. lu ko soriwul dara beneen restaurant fii itam supporters yi di ñëw di seetaan match yi des fois yenn saay mu doon loo xam ne dafay duufal seen gafa. bu dee réservation yi ça dépend am na ñoo xam ne dañ lay woo pour nga réserver leen am na ñoo xam ne dañuy ñëw comme ça comme par exemple kii dafa ñëw dafa bëgg 4 personnes kii dafa bëgg 8 personnes selon nu mu ko bëggee aménagement boobu lañ koy defal. voilà ak fu mu ko bëggee am na ñoo xam ne dañ naan la écran géant bi laa bëgg a jàkkaarloo am na ñoo xam ne dañ naan la ci salon yi laa bëgg a nekk voilà donc foo bëgg rek bu dee place boobu disponible na soo ñëwee dañ la fay teg. ngir mën a am place bu baax nag bu match Sénégal amee clients yi dañuy woote pour mën a am place. bu ñu stressé dañuy consommer moom dinañ consommer dinañ yuuxu dañuy fàttali sax ñu ngi ci restaurant bi li ma la ko waxee rek dañuy mel ni ñun ñëpp ñu ngi suñu kër doo xàmmee serveur bi doo xàmmee client bi parce que ñun ñëpp ñooy jubilé donc consommation bi moom mooy loolu gars yi dañuy consommer. parce que ñun tam mën nañ concentré wu ci match bi mais du tere dañuy bàyyi xel suñu table yi ku sa bouteille vide wala sa verre vide automatiquement dañuy ñëw laaj la bu la laajee da nga naan waaw ñu tegaatal la beneen. Coupe d'Afrique des Nations nekk loo xam ne ñi di restaurant yi ak baar yi dañ ciy duunal seen gafa mu doon ay bërëb yoo xam ne ñii di dund football dañ fay daje ngir rek mën a dund lii di ambiance bi. Dr Ami Diouf njiitu réew mi président Macky Sall moom mu nga fa Addis Abeba biñ koy takkal leng yi waaye nag yëkkati ay kàddu jagleel ko gaynde yi nga xam ne ñu ngi sa Cameroun ni ki ëllëg lenn rek la ñëpp di xaar si ñoom moo di ñu indaale ndam li yooyu tamit di kàddu yoo xam ne njiitu réew mi président Macky Sall jagleel leen ko ni ki soññee rafet na jéego yi nga xam ne dox nañ ko ba jamono ji waaye mottali li nga xam ne moo leen desee di aw sas boo xam ne jamono ji askan wi yëpp ñu ngi koy xaar te am na ci yaakaar ay kàddu njiitu réew mi président Macky Sall ñu teewlu ko. À la présidence en exercice de l'Union africaine, une grande responsabilité continentale. ginnaaw ba mu leen nuyoo ñoom gaynde yëpp jaare ko tamit seen entraîneur di Aliou Cissé maa ngi leen di wax bii nag am na lu ma métti lool ndaxte du ma mën a ñëw teewee li nga xam ne rek moom mooy finalu Coupe d'Afrique des Nations bu war a dox seen diggante ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di pharaon yi ndaxte xam ngeen ni fii ma nekk ci Addis Abeba ci Éthiopie fii la ñuy amalee lii di sommet Union africaine mu doon sommet bi nga xam ne rek fii la ñu war a def Sénégal mu jiite présidence su kuréel googule looloo waral sama ñàkk teew ci stade boobule ngir rek teew final bi waaye nag lu ma leen di wax mooy dama leen di ñaax
ñaax leen ginnaaw ba nga xamee ni rek ci sama kàddu ak kàddu askan wi am nañ mbégte jëmale ko ci performance yi nga xam ne rek wane ngeen ko waaye nag lu ma leen di wax nag mooy jot na ngeen bind seen tur ci taarixu li nga xam ne rek moom moo di Sénégal indi fi loo xam ne ba tey jilee amaguñu ko moo tax su fekkee ni dugg ngeen ci terrain boobule war ngeen yëkkati bu baax a baax drapeau bu Sénégal bay seen waar comme ni ngeen ko tàmbalee ba compétition bi doore ba tey jilee am nañ ci yéen yaakaar di xaar nag ngeen indil ñu trophée bi allez les Lions. Prières et nos meilleurs vœux vous accompagnent. Bonne chance. Allez les Lions. dem ba jeex la ko daal di tëjee kon lekk lu rek la ñuy xaar ñi nga xam ne ñoo di gaynde yi dem ba jeex wane seen xarañteef saa su nekk dañ koy daal di fësal donte mën a am jàngewuñu ci daara yi nasaraan yi waaye nag ñi nga xam te ni bii ñoo génn ci daara yi alxuraan yi mel ni ci wàllum politique bi jamono ji ñu ngay wane seen i xar kanam bu baax a baax ci doxinu jamono rawatina li nga xam ne moo di bërëbu jokkalukaay yi di média yi tamit dañ ci daal di fës taxaw wane seen xarañteef wane ne li nga xam ne ñoom la nasaraan ci jàng ñoom it li ñu jàng seen njàng bëri na te mën nañoo jëriñoo li nga xam ne moo di njariñ mën nañoo jox njariñ li nga xam ne moo di réewum Sénégal luñ ci ginnaaw benn yoon waral nag ki nga xam ne moo di Pam Jaxe Ndiaye seetlu lu nu mel daal ciy defu gëstu moom mi nga xam te ni bii ab saabalkat la ci yëglekaay bi nga xam ne moo di laas man mal ñeentaaneel aw xëtam di xët wu gën a ràññeeku say ayu bés bi attaque de la semaine ñu ànd seeg Mamadou Dia. ay doomi daara ràññeeku ci politique naka noonu ci këru taskatu xabaar yi mu di ab taxawaay bu yees taskatu xabaar bi di Mamadou Mbaxe Ndiaye bu yéenekaay bi di L'As di ko jàngat ci ab l'article ci xët mu njëkku yéenekaay bi moom mi mu ci xamle ne sax ne lii revanche la. waaw revanche mun naa wax ne dama titre bu mooy dama provoqué tuuti mais li ma bëgg wax mooy ay temps li ñu xamee woon nitu daara mooy li Cheikh Amadou Bamba wax jàng xam liggéey am mandu mooy maanaam dañoo jàppoon ne sax ku su mel ne sëñ Cheikh bi muy dugg politique nitu daara yu bëri ay chef religieux yu bëri dañoo jàppoon ne dañuy wax ne mais sëñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nitu daara git nga nekk bokk ci askan bu baax nekk di daan lan ngay duggee ci ay politique parce que comme ni ko Jean-Paul Sartre wax munoo nekk ci politique te amoo ay loxo yu tilim ñoom noonu ko yàgg a jàppee bàyyee ko ñi nga xam ne ñoo jàng tubaab léegi nag dañoo gis ne sëñ Cheikh ubbi na yoon bi mu ubbee yoon bi ñeneen ñëw nañ ku ci mel ni sëñ Mansour Sy Djamil ku ci mel ni personnalité bu mel ni Sidi Lamine Niass nga xam ne dafa importance ci nitu daara la jàng fiq wàllu diine mais ñëw buuxante ba bokk ci espace médiatique ba tey groupe am bokk na ci groupe yu gën a mag Sénégal mais loolu ay quelques personnes ñoo doon xeex loogu mais léegi combat dañoo gis na ñu bëri dañ see bokk. Paluk Serigne Mboup ci bopp mairie bu Kaolack di màndarga wu leer wuy wone ne ñoom doomu daara yi léegi beneen taxawaay la ñu am ci réew mi ak ni muy doxee. li tax ma bind article bi mooy actualité bi mooy dañoo génn ci ay élections locales yoo xam ne Kaolack bëri woon na ay candidats mais à la surprise générale dañoo gis ne benn nitu daara gagné leen ñoom ñëpp muy Serigne Mboup mu nekk prétexte pour wane ne Serigne Mboup dafay ñëw rek dëggal loo xam ne depuis ay at dañ ko gis ci espace politico-médiatique bi mooy ay nit yoo xam ne ay temps wax dëgg yàlla ci ay fatwa nañ loon wax ci fiqh ci yooyu noonu mais léegi dañ leen di gis ñuy joxe seeni xalaat ci wàllu politique ci wàllu société bi nu mu war a doxee di jaaj politiciens yi walla parfois sax ñoom seen bopp ñu dugg ci langue politique bi pour bokk ci décision wu réew mi loolu moo tax ma prétexte boobu laa jël moo tax ma bind article. bu weesoo màndarga gi mu doon lii sax di firndeel ne ñoom ñi bàyyi ko ci daara yi ay nit ñu xarañ lañu seen xarañtee fa tax na jamono ji ñu bari ci ñoom doon ay nit ñu ràññeeku ci këru taskatu xabaar yi naka noonu ci politique bi. par exemple ku su mel ni ñaari doomu baay
Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ak Cheikh Abdou Mbacké bi nga xam ne mooy président groupe parlementaire libéral moom la Abdoulaye Wade wóolu pour jox ko te gis nañ ko au niveau assemblée wax dëgg yàlla nekkul koo xam ne dafa suufee wala dafa ridicule li muy wax da gis na ne da koy documenté da koy wax ci xel bu sell ak teey am na ñu mel ni ñoom Cheikh Houreychi Niass ñooñu ci langue politique bi nañ nekk tey boo jëlee espace médiatique bi ku ci mel ni Cheikh Bara Ndiaye bi nga xam ne chroniqueur bu ñu commencé ràññee la fu mel ni Walfadjri même ITV foog naa am na ñu ay imam yu mel noonu ñoo nga gis ne soo xoolee pàcc yooyu noonu yëpp nitu daara yi ñoo commencé impliqué wu bàyyeetuñu daal li mu bëgg a wax foofu mooy bàyyeetuñu espace politico médiatique bi bàyyeetuñ ko nit ñi nga xam ne ñoo jàng tubaab. muy kon ab taxawaay bu yees ak ay coppite yoo xam ne des ko nemmeeku ci ay bànqaas yu wuute ci penc mi seen lim bu kenn xaar mu yem fii ci gis-gisu taskatu xabaar bi ndax yeneeni doomi dara danañu ci toftalu. waaw loolu seen lim day gën a yokk parce que loolu xam nga lan moo ko waral parce que bu média classique yi bi ñu fi nekkee rek télé wala rajo wala presse écrite ku ñu joxul kàddu mun na am doo wax ñoom day média yi dañuy am seen ligne éditoriale mun na am bëgguñu woon jox ñooñu kàddu ay temps mais léegi amatul ak technologie information communication nit mooy ko fa am xalaatam ci réew mi créer chaîne YouTube am di wax xalaatam ci réew mi même bu demul ci média yi di wax xalaatam ci réew mi bu nekkee xalaat boo xam ne la nit ñi adopté nañ ko nit ñi dañ koy commencé déglu moo tax technologie ak information communication yi moo gën a yaatal mbir boobu ba pare ñoom aussi dañoo jàpp ne doy na parce que depuis 1960 espace politique bi ak médiatique bi jànkatu tubaab bi ñoo ko yor te vraiment ñoom dañoo jàpp ne gisuñu lu avancé lu bëri. Mamadou Mbaxe Ndiaye di wax ne sax ñoom ñi ñu am li ñuy faral di woowee buzz lañu ci bànqaas yi nga xam ne ñu ngi ci yëngu mu leeral ko ci article bi ñu fësal talaata. Mamadou Mbaxe Ndiaye bu yëglekaay bii di L'As Quotidien di ko jaajëfal Mamadou Dieng ak si nabay ñu ñuy yeggee li nga xam ne moo di li gën a fës si tu yëglekaay yu ayu bés bi di article de la semaine jaajëfal leen mbokk si teelu bi di jégalu bu baax nag yëglekaay yi tey jàppandiwul waaye jàppandi leen si yooyu lay jotaay xibaar nga xam ne jaatal nañ leen ko saabal leen ko nu mu gën a yaatoo gis na ko tollanti gën koo yaatal ba mu gën a matale xibaar yi nga xam ne moom la ñu ànd ak yéen si ngoon gi 18h45 19h45 xibaar yi di wéyandi si www.emedia.sn ñu yendal jàmm